askatu xibaar yi ni ki démb sàkku ci voyages privés yi koppar ba nga xam ne jotoon nañu ko encaissé ñu daal di koy delloo ñu ànd si rajo tay suñu Abdou Malick Thioune. ren aj Makka di juróomeelu pankul islam du am. ñaareelu yoon boo xamante ni mi ngi nii di tegaloo Arabie Saoudite seeni kilifa daal di jël dogal ni aj gi dañu koy yamale kese ci ñi nga xam ni Makka la ñu dëkk kenn du jóge ci meneen réew daal di fay dem. voyagistes privés yi dana war a rembourser koppar yi ñu encaissé. dañu wax ni délégation générale dafa bokk ci liggéeyam mu jàppale voyagistes privés yi mu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy alaaji yi ak ajaratu yi ba fenqo bañ a am ci seen diggante ñàkk déggoo bañ a yegg ba ñuy dem ci kanamu tribunal. bu nu sukkandikoo ci Abdou Aziz Kébé voyagistes privés yi nekkit acteur yu âge mën nañu am yaakaar subvention wu nguur gi yu ñu liggéeyul dara ci aj Makka ji. gàllankoor yooyu la ñu ñaan état wu Sénégal mu taxawu leen ci jàppale leen ci. léegi nga xam ni état bi defoon na ko lu ñu war a mën a tollanti la incha allahu taala ndax état. Rajo Mamadou Mansour aju Makka ji ren amul muy ñaareel bi yoon voyages privés yi war a nekk ci ay jafe-jafe ndax ñaareel bu ñu ko toogee amul dana metti si ñoom. dana metti si ñoom lool xalaat nañu nguur gi dina leen bàyyi xel parce que ay entreprise lañ fi ma d'accord mooy Aziz Kébé day fàttali ni agence privée ay société lañu ay entreprise yu dañuy traiter directement ak client bi nga xam ni ñoom ñoo leen choisir pour ñu yóbbu leen ñu convoyer leen man bu ma am confiance ci ñoom man su ma bëggee yóbbu nit su ma bëggee yóbbu sama yaay. ba ñëw versé ci Mame Mbaye Ndiaye. décision bi jógee ci Arabie Saoudite mooy aj Makka du am parce que kii bi moo tax pandémie bi moo tax mais mën naa fa bàyyi sama xaalis loolu dérangé wu ma mais nekk njiital commission pèlerinage taxul ngay contrôler wala nga am mais mise ci gestion entreprise yu jàmbur entreprise yu jàmbur parce que koo am confiance ci agence bi bàyyi fa xaalisam du yow yaa koy wax ni ko demal jëli sa xaalis agence yi ay entreprise la ñu existe laata Aziz Kébé jiitu nañ ko lu yàgg gën koo xam aj Makka gën ko ëpp expérience di jëflante ak nit ñi di jëflante ak banques yi yow kay nañ fexe ba ñi jot a verser seen xaalis déwén ñu nekk priorité ñoom itam agence yi am nañu ay xaalis yu ñu dugal ci ay location chambre ak yeneen yoo xam def nañu ko am nañu ay pertement seen diggante ak banques yi mais pourquoi coûte que coûte nga def ci bopp nit ñi dem leen nangu ci seen xaalis non nañ xool kenn ku ne bu fekkee jotoon nga jël xaalisu pèlerin déwén na nga fexe ba pèlerin boobu na nekk sa priorité ñu indi rattaxoo ci seen diggante mais delloo leen xaalisu ujaaj loolu du wax. loolu du wax parce que entreprise bi mënut a tuxu. te moom mën na fay jógee tey mën nañu ko fay teggee. mën nañu ko fi teggi moom it. ah oui Mamadou Fofana voyages privés yi ñoom it impacté lañu kon ci Covid bi ndax jotul nguur gi itam gestu leen. oui parce que c'est la deuxième fois consécutive je crois aji Makka amul. alors boo aji Makka amul répercussion yu muy def day bari. parce que boo taxawalee agence yëngu ci lu jëm ci convoyer nit ñi Makka dafa am ay charges yu la war parce que au-delà de xaalis bi ngay jël peut-être pour yóbbu nit ñi am na lu ñuy tuddee ay charges fixes. bëri démarré woon nañ yenn charges voilà donc li nga xam ne mooy hôtel yu ñu waroon dalal ujaaj yi repérage bi ngay def billet bi ngay dagg ñëpp ñi ngay lëkkalanteel foofu. bureau yi fii Sénégal. secrétaire am machine à café toilette salon d'accueil ak yeneen ak yeneen. am na caution booy dugal également. bureau complet ah kay. ba noppi fay taxi am quittance soog a ñëw pour jël sa quota. charge yooyu yëpp moom. c'est des charges fixes calculé waale wu ko. voilà moom la ñuy tuddee charge fixe léegi charge yooyu noonu nga xam ne mooy fayum salaire ñi ngay liggéey ndool li Mansour wax yeneen ak yeneen fayum téléphone courant beeg ndox beeg yooyu yëpp ça revient à l'entreprise. donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lu mat a sóoraale la état bi bu leen mënee accompagner. pour ñu xool nu ñu mën a sauver ces emplois là ne serait-ce que pour sauver ces emplois et pour la pérennité également de ces entreprises day nekk loo xam ne lu am solo la. ñu àddu jëmale ci tournée économique bi njiitu réew mi président Macky Sall sa Matam moom jot na faa woote ak ndajem conseil présidentiel jot fa dikk nag ci projet yi nga xam ne jot nañu ko simb sa gox ba projet yooyee nag nee nañu xayma nañu ko lu jigéen ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti milliards suñuy koppar Fatoumata Diop di ci dikk ci ay leeral.
njiital réew mi daal dinaa teewee conseil présidentiel ci wàllub développement bu région bu Matam lu toll nag ci 200 milliards ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci sunu ay koppar mu nekk ñaari yoon ci montant ba ñu validé woon ca conseil des ministres décentralisé ci atub 2013 ca Matam ci conseil boobee nag waxoon na ne jël na engagement investir lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ak lu teg ci milliards ci sunu ay koppar ci secteur yu bari ci wàllub infrastructure nag gouverneur ba daal dinaa wax ni am nañ lu toll ci 200 ak ñeent fukk ci ay kilomètres ci wàllub yoon yu ñu defaraat naka noonu it téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay piste de production juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki kilomètres ci ak pont yu ñu réalisé nguur gi daal dinaa wax ne it ci biir région bi teg nañ lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ci ay milliards ci atub 2021 jàpp 2025 ci wàllu électrification wax nañ lu toll ci juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci ay villages yu ñu war a électrifié ci cadre rek ñaareelu phase bu PUDC ay itam daal di tabax ab gendarmerie ca ci loñ cour d'appel bu Matam envisagé nañ ko it. dañuy desandi ci tournée boobu wax njiital gëm sa bopp moom Bougane Gueye Dany moom it sa bët saalumu réew mi ba mu yeggee sa Ross Béthio caravane tibb tànk Macky daje na fa askan wi nga xam ne mer nañu ba futt jëm ci autorité municipale ya rawatina arrêt bu trafic yi nga xam ne nii wàllu dem beex dikk bi ci dex bi ñu bëri nga xam ne ñoo fi daan liggéey di ay ndaw nekk chômage ñu ànd seex ay kàddoom moom Bougane Gueye Dany. mais yow tey conseiller municipal APR nga yow. waaw mais. yow gisoo sa bopp ci réew mi. wallaahi non gisoo sa bopp ci réew mi on l'a pas vu je le dis à haut et fort bay woon ñu xëy dàq ma mais je l'ai pas vu gisuma ko ci. te yow ba tey yaa ngi biir APR. ba léegi maa ngi biir APR. mais yow looy def APR. ah lu may def APR lu jot am borom. kon kay jot na lu jot am borom. yow fi mu nekk nii yow déglu rek. yow fi mu nekk nii ndekkeetoo xamuloo kañ nga gëj a reer. ci lu wér te ki la ko teg mooy yow ki nga fal. ci lu wér. waaw nu nit di toroxale boppam. non dama ne lu jot rek am borom. kon yaa ngi toog di xaar. non xaarugu de. inna allaha la yuqayyiru. dama ne inna allaha la yuqayyiru ma bi qawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim. luy suñu borom wax du ma wàcc mukk soppi leen seen nekk. mukk suñu nekk ñoo ngi soppi. Oustaz Bougane dégg nañ ko kay waaye dégg nga waa Régie Oustaz Bougane aja Mamadou Fam na gis ngeen ko mu mel ni contraste la ñu wane bu njëkk bi Fatoumata Diop mu dikkaat ci tournée conseil présidentiel bi nga xam ne amal nañ ko sa Matam président Macky Sall di dikk ci réalisation yi nga xam ne jot nañ ko fa def ak projet yi si beneen fànn ba sa Ross Béthio sa Ross Mauritanie ñu gis ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany di dikk ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jànkonteel. alors conseil présidentiel bu ñu amal démb Matam ne 450 milliards nañ ci fas yéene def damay rappeler Mambay ne en 2013 Macky Sall bu mu dooree li nga xam ne moom mooy conseil des ministres décentralisé Matam ñu ngi ko jagleeloon 216 milliards ñu ne ci programme triennal d'investissement bi la bokk. alors 216 milliards nga ñëwaat encore en 2017 li ko jëlee 2017 nee nga ba léegi nii def nga 400 milliards entre les régions de Saint-Louis ak Matam ci 34 projets structurants encore nga ñëwaat diggaat 450 milliards Matam alors da nga naan mais maintenant à quel chiffre se fier loolu benn la et que deuxièmement ban priorité moo am Matam de telle sorte que il faut mobiliser 450 milliards pour def ko fa au détriment peut-être de yeneen zone yeneen urgence yi nga xam ne am na fi nii contraste bi d'ailleurs soulevé nga ko mooy lii nga xam ne moom moo xew fële ca Ross Sénégal lii ci wetu baag bi nga xam ne mooy dox diggante Sénégal ak Mauritanie la ak jafe-jafe yi nga xam te ne nii moom la askan wi di dund donc je crois il faut ñu jéem a rationaliser surtout li nga xam ne moom la ñuy bëgg di def bëgg di ko dikk askan wi loolu day tax seeni jëf dina méngoog ak la nga xam ne loolu la askan wi di xaar mais bu fekkee tout le temps dañoo nekk ci draguer askan wi wala gëmloo askan wi loo xam te ne nii du nekk ëllëg loolu mooy indi lépp lu ñu waxati kenn du leen gëm El Hadj le député du peuple gis nga foofee sa fa mu taxaw sa bag ba kookee mi ngay xam ne kon trafic bi dañu ko arrêté woon ndaw yi nekk ci yi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ñu si bëri dem chômage ndox jotul yenn saa aussi si tournée bi nga xam ne njiitu président Macky Sall mu ngi koy def mu gën a jige askan wi ni ko Bougane defee nii mais kuy dem di jige askan doo dem ci askan di yóbbaale ay nervi yuy agressé askan boobu doy na waar kuy dem di jige askan da ngay wàcc ngir déglu seen ay jàmbat ngir xool nan nga mën a orienté ñoom seen ëllëg pas de tukkastiku ci ay chiffres yoo xam ni defoon nañu fa nangam wala li ji leen digoon def nañu ko fa
kon de la ñu fa def xam naa ni kon la ñu fa fekkoon ci jàmbat bëri na bu fekkee li ñu waxoon ci ay milliards def nañ ko ci Fouta. 400 milliards. bu fekkee def nañ ko Saint-Louis ak Matam. ak la ñu fekk Fouta ci ay coono ak jafe-jafe. kon war nañoo xool 400 milliards yi ci gan anam la dugge Fouta. xam nga am na yenn somme yoo xam boo ko tuddee ci ab dëkk damay faral di wax ni yenn somme yi boo ko joxee golo sax mu indi le développement golo boo ko joxee 400 milliards ni ko dëkk àll bi mu amati benn garab mu daane lépp 400 milliards du caaxaan. kenn du ko def ci diiwaan te feeñul moo xam ci wàllu yoon moo xam ci wàllu stade infrastructure. 400 milliards benn milliard muy junniy million nga xayti mu laan et puis nga digaat leen laneen at Sénégal yi fokk ñu yeewu ba ñu dund ci ay chiffres xam nga leen mooy développement. yow sa situation yow Sénégalais bi lambda situation kaneen ak kaneen mais kenn ku nekk li nga mënoon 2011 mënoo ko tey et tey la xaalis gën a bëri parce que jamono foofu la toll tey la xaalis bi gën a sakkan. budget Sénégal ci la gën a yokk budget bi yokkuwaat. dette intérieure bi gën a yokk. mais am réew bu xaalis bi gën a bëri mënu waa réew may gën a néew parce que nañu ko téye baaxul parce que tuuti ci population bi ñoo koy séddoo système boobu la ñuy demander autorités yi ñu changé ko xaalis bi bu ko ñenn dong pàccoo mais na nekk man boo xam ni pouvoir d'achat bu dajale loolu la ñu war a foofu la ñu war a egg tey mais lépp a yokku tey man yi gën a néew location bi gën a cher suuf si milliardaires yi jël ko bu ñu waxee wàllu logement du ñu gis fu ñu tabax bu ñu waxee wàllu ndox mi amul qualité amul quantité doyul foofu la ñuy laaj nit ñi parce que li gën a néew gën élémentaire mooy lekk naan dëkkuwaay éducation santé et yooyu sénégalais yi ñooy xool ba xam am na fi wala amu fi ci gox yépp nag xam nga si waa Dakar donc dañuy manifester samedi bi di ñëw muy les impacts du terre mais ku deful alcool ci góomu waa Dakar boo ne di nga wokkal waa Fouta Sine Poutantaan wala waa Fatick wala waa Kaolack xaw naa tegu ci ay naxaatee suñu terre bi nga xam ni toujours moom laa suñu slogan maam terre bi na daw 1000 milliards ci ay ferraille duñu ko nangu ay ca ñu dem sa Dagana njiital gëm sa bopp it dem na fa yegg fa ndaw yi xibaar bu neex moo di usine bu Sonacos bi dañu koy ubbiwaat jàppandaluk yenn ci ay entrepreneur sénégalais yu nekk fii ci réew mi Bougane Gueye Dany ba tey ay kàddoom ba Alassane Balde usine boobu am na sénégalais yu ko jënd te danañ ko redémarrer waaye dama ne décision politique forte bi mooy fexe ba sénégalais yi ñu accompagner leen sénégalais yi ñu dooleel leen sénégalais yi ñu jàppale leen mënuma comprendre ñuy dooleel ay doomu bitim réew di bàyyi waa Sénégal mënuma comprendre ñuy dooleel ay étranger di bàyyi waa Sénégal dama nag ma bëgg leen wax yéen la jeunesse xeex bi njëkk ci Sénégal mooy xeex l'industrie de la corruption ñiy jël xaalisu réew mi di ko pasare ñiy jël xaalisu réew mi di ci gunnaandaat ñiy jël xaalisu réew mi di ci yaataay soxal nag chef de village yi nga xam ne njiitu réew président Macky Sall nee na kon dañ daan tàmbalee fay fukki junni weer wu jot moom Bougane Gueye Dany nee na boo seetee ba si biir boobu lépp annoncé politique daf caarax ndax waroon na koo def bu yàgg warul mën a toog fukki at ak benn donc di jël boobu lépp dogal te nag na ci boole bàjjenu gox yi ndax ñoo ko gën a mérité ñu teewlu ay kàddoom moom Bougane Gueye Dany moom président nee nay yéen chef de village yi daf leen di joxi salaire kañ ngeen xalaat jox chef de village yi salaire 2021 ak li ñuy liggéey yëpp ci réew mi ñun gëm sa bopp dañ ko dugal ci suñu programme dañ ne chef de village yi liggéey bi ñuy def ci réew mi dafa am solo dañoo war a am salaire yamale wuñ ko ci chef de village yi dañu ne war nañoo fexe ba bàjjani gox yi parce que bàjjani gox mooy assistante sociale lu ne la ñuy lijjanti ñu ne nañu fexe ba bàjjani gox yi ñoom it am salaire dañu dem ba budgétiser ko bàjjanu gox nga jox leen salaire ci Sénégal ñoom ñëpp boole ko ak chef de village yi ñoom ñëpp nga jox leen salaire 40 milliards nga yokk ci budget bi 40 milliards 200 40 milliards kese Sénégal am na. Sénégal am na ko Mamadou Fofana kon nag bàjjanu gox yi faw ñu ñoom it boole leen ci li nga xam ne mooy salaire na dañ ko mérité. xam nga bàjjanu gox dafa nekk loo xam ne liggéey bu bees la pour ñi nga xam ne surtout dañoo nekk ci kër yi jaay nañu jën ba sonn doxatul ndaxte jën jafe na ci mim réew ndax géej nga xam ne tey tubaab yi ak yeneen xeetu nationalité yi ñoom ñoo ko yor jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër yi te tey amuñu ci lu ñu jàpp ña nga doon xaar peut-être financement ñu mën ko jaarale ci yoon ñu mën ci jot peut-être pour mën a joindre les deux bouts
ñooñu tey ñoom ñoo nekk ci liggéeyum bàjjanu gox mu metti lool parce que ni ko Bougane Gueye Dany waxee bàjjanu gox xeetu assistante sociale la parce que lépp lu jëm ci ay xeetu sensibilisation vaccination programme bu am ñu yëgle yeete nit ñi loolu dañuy liggéey et ñooñu dafa am solo ci loolu ñuy nekk même bu fekkee ne amuñu ci loo xam ne dañ leen koy jox mais mu am loo xamante ne nii tey dina leen mën a permettre loolu ñuy def ñu gën leen ci motiver parce que motivation bu ci amul it ëllëg ñoom bu fekkee joué tuñu rôle bu am solo boobu ñuy joué la muy indi mooy ay jiixi jaaxa ay problème lay indi parce que ca kër ya nañuy dellu dootuñu mën a am la nga xam ne moom la ñuy dundalee njaboot gi te ñëpp xam nañ ne tey jigéen ñi ci boppam ñoom ñoo ëpp tey ñu ci yor seen i kër. ne serait-ce que pour motiver leen le député du peuple ñoom bàjjenu gox yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi xale bu feebar ñoo lay jël yóbbu la ñu ñàkki la ñooy dem sensibiliser nit ñi coow bu amee ñooy dem jibbaat la leen je pense que loolu mérité nañ ko. du ma ci précipité tel ko validé parce que bu ñu waxee salaire dafay laaj lu ñuy institutionnaliser ci gouvernement mooy li tax gëmuma itam salaire u chef de village yi. et ñaata village ñoo nekk Sénégal ñaata village exemple boo ñëwee commune bu Sindia da ngay jël Tentoubab def ko village alors Tentoubab bu nekkee village boot na fukki village ak ñaar wala ak ñett yi nekk ci wetam Kër Songo Ndiop Kër Jaaji Kër Mbay Jéey Tangis Kër Moussa Anne Kër Xaali Njarmeew Babel da ngay jël ñooñu ñëpp du ñu nekk ay village alors que ñun Kër Songo ñu am suñu chef de village bopp bu tudd Modou Ndiaye nañ xoolaat ban chef de village la ñuy wax ni moom la ñuy fay. et si on dit bàjjenu gox ñu war a fay bàjjenu gox et recruter wuñu ay sages-femmes yu ñuy jël ay contractuels ñuy joytu recruter wuñu ay infirmiers yu qualifiés am seeni ay lijaasa di faj ak ay docteurs yoo xam ni dañuy génn def formation 8 ans spécialisation 4 ans defaat yeneen 2 ans muy fukki at ak ñeent ci wàllu jàng enseignement supérieur après bac. mënul leen recruter. et sa institution da ngay saxal payoor gooy jëmale ci bàjjenu gox au moment où say dëkk amuñu ay médecins. sànni médecins yi ñuy taxawal nekk ay chômeurs ñaata médecins chômeurs ñoo nekk Sénégal. Sénégal faaw ñu changer système bi complètement du ma gaaw rek topp ci kii wa Mamba yeyoon na lii. dawalkatu charrette bi yeyoon na lii. am réew dafa am nu muy doxee. noo xam ne bokkul ak promesse électorale. muy gestion bi liy génne ci réew mi naka waa réew mi bokk bu boobaa daañu institutionnaliser ndànk-ndànk lépp ba kenn ku nekk yëg sa bopp ci réew mi ca fa nga nekk nga ci am sa teraanga mais émotion rek ci dinaa fay chef du village ay salaire loolu yomb na de. loolu yomb na en tout cas bu ñu demee bay valider nañ ci boole bàjjenu gox yi ndax xam na ñu ngi def liggéey bu am solo bu ñu demee ba koy matale am na bàjjenu gox bu nekk fii gi si presse sama yaay ji madame Koné liggéey bu am solo lay def te dañuy dugal kopparam. oui bien sûr. madame Koné ma koy nuyu bu baax. ayca ñu dem ci section locale bu Fra France dégage sa commune bu Kafountine ñoom nag wàcc woon nañ ca mbedd ma doon fa amal doxub ñaxtu la ñu bëgg moo di sàkku ñu yóbbu ci yoon ki nga xam ne rek mooy maire bu gox ba Victor François Diatta nga xam ne nee nañu dafa jowaat les poos ak poos askan wax ñu ànd seen Moustapha Diédhiou moo yor communication Fra France dégage sa Kafountine. ñoo déposé woon benn plainte depuis 2018 au maire de la commune ba nga xam ne marche ki détournement la donc ba léegi justice deful liggéeyam donc tey ñun dañoo wàcc ci mbedd bi tey ñun waa FRAPP pour démontrer li nga xam ne mooy suñu nakar démontrer li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom la ñuy dund ci dëkk bi pour wax waa tribunal des grandes instances bu Ziguinchor di ko interpeller ci kaw loolu noonu mu saisir dossier bi nu mu gën a gaawee ndax ku nekk mun a xam fan la taxaw. actuellement fu may wax ak ni dossier bi mu ngi ci biir tribunal bu instance bu Ziguinchor depuis ñu déposé dossier bi nag ba léegi benn la tribunal woo ki nga xam ne mooy monsieur le maire de Kafountine ba léegi woowaatuñu ko ñun loolu noonu mu jaaxal ñu jàpp ne boo nekkee ci nguur gi yow lu la neex def boo nekkee ci nguur gi lu la neex wax kon nag bu fekkee ne tey opposition tey ñoo yore dossier bi ni tey ndax je pense que justice def nañu seen mode fast track bu ñuy def noonu. jaadu jëmale ci ministre bi ñu dénk njàngamu kawe mi yenn saa yi nag dañu koy dégg buy jël kàddu si kàllaamay nasaraan mu xala juum lool nag ci kàllaama gi Cheikh Oumar Anne lay wuyoo nemmeeku nañu ko sa i rajo waaye it nemmeeku nañu ko si fan yi mujj rek bi mu doon jël kàddu ci loolee dañ si ànd ndax taxaw seetlu bu Fatou Lay Mbaye Diop.
vidéo bi daal di wër ba kenn mënatu ko téye réseaux sociaux yi raté wuñu ko te it bu fekkoon ne bu njëkk la ñu ne sax dafa def ab trac wala sax ab lapsus waaye nag mu jugee ci koo xamante ne ministre goo xam ne sax moo yor wàllu njàng mu li ni mel xaw a tey xel moom mi lee di ministre étudiants yi nekkoon fi directeur bu COUD nekk maire Ndioum jamono ji nag mu mel ni mi ngi jógati bu baax kàllaama nasaraan gi bi ci mujjee doon ci discours ba mu amaloon ci tournée économique bu président Macky Sall. stress la wala discours bu mu préparé wul la lu ci mën ci doon rek jumte yi mu mel ni nag dal na yee ñenn ci yëngu ci wàllu enseignement supérieur mu mel ni itamit li ni mel moo indi poste bu Mary Teuw Niane doonoon fi ministre njàng mu kawe mi ci muru Facebook am kàddu yi dëgër loolu mu mel ni ne ñu ngi gis mettitam ci li nga xam ne moom lay bind di ñaawlu moom li mu jàppee ay faute ci wàllu nasaraan tey jugee ci ay responsable yu mag même bu fekkee ne tuddul tur moom mi fi nekkoon jëruñ ju yor wàllu njàng mu kawe mu mel ni ne dafa métti lu rek ci budd bi nga xam ne jëwriñ ju bees ji def na ko teyit yi lay erma mu mel ni ne mi ngi wane rek ne que njàngum fii ci Sénégal xaw naa sooxe. ajab ngoog Mamadou Fofana wala le député du peuple mais yenn saa jum mënta ñàkk le député du peuple El Hadj xam nga tamit langue la boo xam ne nàmpuñu ko waaye nag en tant que jëwriñ dana xala doy waar. juum mënta ñàkk yi nag waaye ñàkk mën a jàng itam gars yi dañ koy xàmmee de dañuy xàmmee ki juum lapsus de l'enseignement supérieur maam nomination Sénégal la Cheikh Oumar Anne premier discours am bi ñu ko falee je pense yéen nag journaliste yi nag maam di ngeen saa da ngeen di gaaw a fàtte de premier discours am bi ñu ko falee ministre de l'enseignement supérieur discours ba commenté ngeen ko une semaine yéen premier jour bi ñu ko falee da ngeen ko fàtte ci réseaux sociaux yi ñu def ko ay daggati ndaw di ko dugal di ko paasante ni kii mooy ministre de l'enseignement supérieur ak wàllu recherche ak innovation fàtte ngeen ko xaat fàtte ñu ko kay kon kay lii moo leen neex maanaam seet kenn koo xam ne dina ma def face mais du ci niveau bi wala ci leneen li parce que sa waay pertinence su Mary Teuw Niane pertinence su ndam si yàlla sa Moustapha Souran pertinence su waaw professeur yi fi jaar waaw ci niveau bi ci làkk bi yooyu dafay honorer réew mi parce que xam nga Sénégal bu fàttali daf bokk kabees réew yi nga xam ne dañu bokk ci wàllu université ci wàllu enseignement supérieur Sénégal dañu ko naw dinañ ci francophonie donc am na yoo xam ni nguur dafay gaaw jubbanti ko waaw kay nañ gaaw jubbanti ko lii mënta continuer parce que am na yenn rencontre yoo xamante ni bi parce que làkk boo ko maîtriser wul même bu ñu bindee discours bi nii boo koy lire da ngay def faute parce que waaw dafa mise en bouche waaw li arab di wax diqqatu shay'in tadullu ala azmati sani'iha c'est-à-dire que boo maîtriser wul làkk bi maanaam li nekk ci biir bu ñorul xomm li ngay génn du ñor waaw day ñor nit itam la muy wane la muy lay refléter ci kanamam mooy wane dayob la ko defar c'est-à-dire que li nekk ci moom loolu lay génnee mu ngoog te wax dëgg yàlla honoré wul na suñu enseignement supérieur nag wax dëgg yàlla ministre bi yor wàllu enseignement supérieur sommité saa boo làkkee après tubaakal Molière daal di yow moom ñun moom suñoo nekk ñu moom arabe lañu jàng ay ndongo daara lañu waaye daal gënul daal formulé nag sujet verbe complément moom ci ministre daal gënul daal tubaakal gënul daal ayca ñu àddu jëmale ci nawet gi nga xam ne dikk na ba noppi ak liggéey BRT bi nga xam ne ñoo dëkk sa Parcelles Assainies jamono ji dañoo tiit ndax nag liggéey ba yembagul te nag ñu nga tàmbalee am ay gàllankoor ci wàllu dem baax dikk ba Safietou Bandiaye la ñu dénk seen ak jàmbat. su amee ñu liggéeyu BRT bii di bus rapide transfert sonal loolu te leen di indil ay jafe-jafe ñi dëkkee Parcelles Assainies la wala sax ñi nga xamante ne rek dañuy faral di jaar foofule saa su ne. liggéey bi yëpp la ñuy gas te mënuñu fexe ba yeggali bu ñu ko yeggaloon tamit nit ñi am ku ne xam fooy féetoo yow amoo fooy teg sa tànk yàlla ji ñëw fekkaat la fa nooy def. say njaboot ñu mën a génn doo xam foo jëm. ñi dëkkee foofu nag di nakarlu bu baax a baax yéexaay bi ñu nemmeeku ci yooyu la liggéey nga xamante ne da leen di indil ay jafe-jafe rawatina nag ak nawet bii di ñëw tax nag ba ñu tiit loolu. daaw rek nawet bi nu mu meloon surtout ak travaux yi nii day gën a métti gis naa ñu dund lu tar waaw bu nawet bi nawet gis naa ñu dund lu tar lu métti quoi parce que fii nii lii ndox bi yëpp day dugg ci biir koñ bi. te travaux yi dafa jege tali bi. suñu def ndànk bu ko fi ndox mi fekkee
suuf si day xotteeku te bu suuf si xotteekoo oto yu bari mën nañu màbbu ci biir parce que nekk si njàkkare tax nag ba ñu dëkkee Parcelles Assainies di woo autorité yi ci ñu jël seen matuwaay yépp ngir rek gën a mën a gaaw a jeexal yile liggéey nga xamante ne bi mu door rek léegi ñu ngi dund ay jafe-jafe yu jéggi dayoo. dinañ ko waxee ci ndorteelu bi la jotaay xibaar fonds de résilience bu fonds force Covid 19 bi coow mu ngay wéy di ci am ba léegi ndax artisan yu Sénégal ñoom ñooy réclamer ñu jot seen wàll ci enveloppe bu 20 milliards waaye it 25 milliards yi nga xam ne jot nañu ko génne ñoom 20 milliards yi nga xam ne ñoom la ñu moom ñu andi ci ak leeral mu mel ni kon cadre des organisations professionnelles du Sénégal COPA. nee nañu dañuy amal ak toogaanu ñaxtu benn fan ci weeru juillet sa place de l'Obélisque ngir sàkku ñu jox leen seen koppan Ndiouga Dia du ñàkk teewlu ngeen ko ci kàllaamay nasaraan dinañ ko teewlu si su neen jotaay yu xibaar ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay tàggat yaram lay doon. tàggat yaram Pape Mante Mbuub lañ ci àndal borom jàmm sit yax Dugar maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. Mame Ndiaye tey alhamdulilah. ñu koy door kan handball sunu gaynde yu jigéen yi dafa mel ni dañoo nërmeelu wala dañoo jàll. non dañoo nërmeelu nag. waaw démb nag en tout cas daal ñii di waa Congo nag ñoo xañ Sénégal ngir nag ñu jàll ci demi-finale ga gannaaw ba leen Congo nag daane ñaar fukki poñ ci benn Sénégal am ñaar fukki poñ kon benn poñ rek moo dox seen diggante kon vice champion d'Afrique yi di gaynde Sénégal yu jigéen yi ñoom ñu ne nag duñu mën a nag qualifié kon ci coupe du monde bu ñu fas yéene amal ci réewum Espagne di fàttali nag ni yooyu les demi-finale sax tey ji lañ ko amal nag bu 14h30 jotee Angola moo fas yéene daale ak Tunisie 17h nag Cameroun mu dal la boobule compétition mooy dalal ñii di waa Congo di fàttali nag ni Cameroun kon Congo Angola ak Tunisie ñoo fas yéene nag teewal Afrique ci coupe du monde handball bu ñu fas yéene amal niki ñaari fan jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum décembre foofu ca Espagne. ñu àddu sa waa Pikine basket club ñoom nag la ñuy sàkku di autorités yi ñu taxawu leen. waaw en tout cas Pikine basket club moom bébétam nag du lenn lu dul nu mu gën a gaawee rek mu nekk ci national 1 jëm ci wàllum jigéen yi waaye nag li ni mel boo muyul du mun a nag antu ndaxte waxtu yi nag ci ay jafe-jafe rek lañ nekk naam sax ni club bi moom moo ngi nag ci taxawaay gu am solo ndaxte ci seen ñeenti génn ñu am yëpp ñeenti yëpp victoire lañ ci am ñëw teewlu ci kii di seen directeur technique national di Mathiam Thiam. mais depuis on a commencé ñu ngi liggéey ci liggéey boo xam ni dafa xaw a métti te xale yi conditions yi nekk franchement ba am ay victoire conditions yi dafa xaw a difficile ci xale yoo xam ni xale yi banlieue bi lañ xale yi département bi te défendre couleur Pikine 2019 ba tey peut-être suñu subvention ñëwul Covid bi moo dox ci diggante bi parce que ñu interpellé maire de la ville Ablaye Timbo pour yàgg nañu di ñu dimbali pour que xam ni ñun conditions yi ñuy joué nii métti na am nañ 4 victoires 5e match la ñuy joué dimanche bu soobee yàlla te conditions yi nga xam ne xale yi moom lañ nekk vraiment c'est vraiment difficile. Maintenant nous interpellons la population de Pikine interpellons ñëpp ñi nga xam ne nekk nañ acteur basket pour que ñu jàpp ci ñëw appuyer équipe bi franchement pour que ñu mën a eggale li nga xam ne mooy suñu mbëbët ak suñu yéene parce que même terrain bi ñuy entraîner sax on a demandé de l'éclairage pour nga xam ne senior fii bi dinañ mën a am lu mu dee 1h30 2h de temps yu mat sëkk mais boobu ba tey ils nous ont dit que dina ñëw ba tey ñëwul donc lañ koy lancer waat pour que vraiment ñëpp jàpp ci. ñu doon teewlu noonu kii di Mathiam Thiam moom mi ne nag moo nekk directeur technique foofu ca Pikine basket club ñu wax nag jëm ci wàllum infrastructure yi kii nag di Omar Faye nekk njiital leeral askan wi di sàkku rek nag ci nu mu nag gën a gaawee ministre bi moom nag mu gën a nag jublu jëm nag ci wàllum nu ñuy saytoo nu ñuy yore nag lu jëm ci wàllum infrastructure sportive fii ci réew mi te nag ñu gën a dooleel lii di entreprise privée locale bi ndax gis na ne ñoom ñu ne bu ñu leen jàppale war nañ nag mën a suqali mbir moomu tamit defaraat stade Demba Diop ak stade bi di Léopold Sédar Senghor ñu teewlee kàddoom. Sénégal mën nañu am ay stade yu gën a rafet stade Liverpool mais premier problème bi ñu am xam nga lan la. c'est un problème de gestion et de maintenance de nos stades. te loolu ministre du sport moo ci war a jël ay dispositions muy Matar Ba. maintenant réew mi bu ñu demee ba stade bu ñu fi daan tabax chinois yi ñoo koy tabax. ba tey sénégalais di ko tabax loolu dañ koy rafetlu. dañ koy wax Mbaye Faye muy entrepreneur. man tabax nañ fi stade Tëngéej ñëpp yaakaaroon ne moom la naka te moom defaru ko.
mu ngoog teel nañ ay kàddoom moom Omar Faye muy sàkku ñu xoolaat stade ñuy defar ak yenn saa yi doomu réewum Sénégal la ñu koy dénk mu koy defaraat. waaw en tout cas li wax tamit am na solo loolu ndaxte soo xoolee stade Sénégal yu bëri problème de gestion nag la ñu am parce que tamit mënoo jël ay milliards def ko ci stade ba pare à la limite nga dénk ko kenn koo xam ne day leeral na xam-xamam màccul jëmale ci nag nu ñuy gérer stade yi loolu tamit lu am solo la beneen point bi tamit xam nga stade yu bëri tamit fii réew mi pour man am na ay compétences yu fi nekk yoo xam ne tey bu ñu leen jàppalee dina gën a mën a suqali secteur privé bi tamit dina leen permettre ñoom tamit ñu mën a contribuer ci développement. souvent Mbaye Faye dañ ko siy gis moom muy liggéey ci stade yi bu tënkee je pense que moom jot na ci liggéey lu am solo. jot na ci liggéey pratiquement stade yu bëri fii nii moom moo ko rénové waat mais en tout cas lu ci gën a am solo daal waxtu bi nag war nañ mën a jàppal tamit club bi nekk Dakar parce que stade bu mel ni Demba Diop ak Léopold Sédar Senghor tey bu ñu ko defaroon club yu bëri yi nga xam ne ñoo ngi nekk fii ci Ndakaaru dootuñ nag migré yi dem ci yenn zone yi nga xam ne mooy banlieue bi même si que Ndakaaru la waaye tamit di jógee ñaari tali war a dem suwaare Alassane Djigo wala Amadou Bari de même que Jaraaf loolu tamit bokk na luy gën a tënk yooyu le club. aja ñu àddu jëmale ci CAN 2021 Sierra Leone complété na liste 24 qualifiés yi nga xam ne ñoo war a séq jongante bi. waaw ñaar fukki at ak juróom Sierra Leone nag ci la gëjee woon ci compétition Coupe d'Afrique des Nations bu ci mujj sax ñoo ngi koy fàttaliku foofu ca Afrique du Sud la woon ci atum 1996 waaye nag démb Sierra Leone moom moo daan ñii di waa benn bal ci dara naam sax ni benn nag moo gënoon nekk en pole position pour qualifier waaye nag ci ab penalty bi nga xam ne kii di Kay Camara moom moo ko dugal tax nag ba Sierra Leone kon complété ñaar fukk ak ñeenti équipe yi nga xam ne ñoo fas yéene teew ci weerum janvier atum 2022 foofu ca Cameroun ngir nag lu jëm ci boobule Coupe d'Afrique nga xam ne dañ ko amal ni ko fukki fan ak ñeent ci weerum ci janvier atum 2022 jàpp juróom benn fan ci weeru mois février. Euro 2020 France ak Portugal ñoom dafa mel dañoo rassuré de. waaw démb nag. xel daal na si ñoom. waaw démb nag équipe nationale bu France en tout cas. kon ñu jàpp ne ñaareelu bëccëg bi nag ci boobule groupe F dinañ ko amal ni ki fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum juin gi ñu nekk France moo ci fas yéene laale ak ñii di waa Hongrie foofu ca Budapest benn 13h lay doon Portugal nag moo ci dalal ñii di waa Allemagne ca Munich bi nga xam ne foofu tamit ñoom ñooy dalloo li jëm ci wàllum euro bi di fàttali nag tey ñaareelu bëccëg bi tey lañ koy tàmbali ci groupe A bi 16h ci diggante nag Turquie lay doon ak Pays de Galles 19h Italie moom moo ci laale ak Suisse waaye balaa boobu groupe B bi ñoom tey jëlee nag 13h Finlande lay nekk ak Mambay kon ñoo ci war tamit laale kon ñu jàpp ne fii lay ndar képp lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. dig daje. midi lay doon 12h 13h. El Hadj Mouhamadou Mansour. le député du peuple. jaajëf. jaajëf le député du peuple. ok maam. nga ne jàngum nasaraan. nga ne jàngum nasaraan daal dafa war a mokk. waaw am njàng moom bu mu ci doon day mokk. ah bu mu ci doon day mokk rek. waaw nee na tey waa Résine tey moom doo kas si lumière bi. waaw tey ça va quand même. tey leer na am njàng daal day mokk. MDA am njàng day lan. mokk. njàng daal na mokk. ministre day def discours da koy bind. liir ko. bu ñu fawee réew mi. loolu chargé de com bi ñoo ko war a ñu koy entouré. fawee réew mi. wala muy def ay exercice sax xam nga nit boo mënul dara sax. te waa non mun na nekk dicté préparé wala leneen mais ñu defal ko training ci biiru bureau di ko tegal caméra yooyu oui di ko defaral training bu ko defee bu yàggee dina mën di exprimer wu ci mbooloo rek track boo jàkkaarloo ay nit yenn saa yi wax ji day të mais moom daa sàlloo moom wax dëgg yàlla ci jàddu kon daa yàgg waaw jaajëf du tey allez à demain Hadji Mamadou Mansour rafet na le pertinent moom dafa fa na jërëjëf kon à demain inchallah à demain inchallah à demain jaajëf pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéene kaay xëy fësal lay doon ak El Hadji Ahmed Aïdara waaye xanaa sangu géej moom par force la léegi tribune yéene kaa ne en tout cas géeju Ndakaaru njaay jël joob yi la day waaw lu tolloog ñeen fukk ci ay doomu aadama dee nañ ca inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la bokk na ca benn jigéen laa la wax lu ëpp juróom fukk yoo xam ne dee loru nañu fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ne dee dañ leen a sauvé ci ndorteelug atuk 2021 gi lée bu ñu sukkandikoo ci lieutenant colonel Bob Ange Michel Diatta la ilaha illallah dama ne la démb rek laa la wax ca géejawaay gële Mali bu waaw for nañ fa ñaari doomu aadama yoo xam ne kon dañoo dee te lu tolloog wala lu ëpp kon fukk laa lay wax nit ci ay nit day ci weer wi lée faatu nañu commandant ba ci tribune yéene kaay yamu ca ndaxte nee na gis nga plage yi di Yoff Parcelles Guédiawaye Malika Kër Massar ak yeneen day dañoo am ay xeer benn ñaar seen suuf si ci boppam kon day daal di yëngu duñ nooyi vague yi am nañ doole genn xeetu am doole goo xam ne doy na waar réew mi ko di yéene
xoolal ma ci juróom benn weer yi lée téeméer ci ay doomu aadama ñoo dee ci géej gi allahu akbar moo tax it géeju Malika gële tëj nañu ko lieutenant colonel Diatta googa ci libération yéeni kaay waaw nee na rien que pour le mois de juin gii rek weeru juin gii waaw lu tolloog ñaar fukk ak juróom ci ay doomu aadama loru nañu laa la wax ca jamono joo xam ne nag nit ñaa ngay loroo ko dee ci biir ndox mi la lam di buur day ba ngay continuer ba léegi ni la critique yéene kaay ne milliards yi day taw nañ ca duwaanu Matam gële de lu tolloog ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards def nañ ko kon ca Matam fii ak 2025 la waaw laaste Macky Sall day waaw nee na léegi chef de village yi dañ leen di fay weer wu dee fukki junni ruube la tribune yéene kaay ne Bougane Gueye Dany day waaw moom it ma nga woon ca diwaanu Dagana gële opération tibb tànk Macky lu mu gas mu suul waaw njiital gëm sa bopp day nee na ñun de bu ñu yàlla ji leen dénkee réew mi lu toll ak ñeent fukki milliards danañu ko génnee ngir di ko fay chef de village yi salaire ak bàjjenu gox yi waaw kay ñoo jar a jàppale njiital gëm sa bopp day ma nga woon tamit ci Richard Toll Bougane Gueye Dany ne leen mbéjum kanam daal borom a koy fajal boppam de waaw bu leen nangu benn yoon politicien yi kon di leen utiliser di leen jëfandikoo te gis ngeen Richard Toll gi lee va mal Richard Toll tampi te nag yéen waa Richard Toll bu leen xalaat benn yoon keneen jóge feneen ñëw di leen ko defaral man Bougane Gueye Dany maa leen ko wax le témoin yéene kaay de lam wax waaw mooy gis nga tournée économique gu Macky Sall bi lee morsoy xonq yi day buux nañu protocole état bi tegee ko nee maa la ko wax de te neexul ba neexul nag waaye gis nga tournée Macky Sall bi lee wuute naag yi passé de Walf Fadjri ne ñi nga xam ne dañoo mer ci boppam kon ñoo bëri Macky Sall nag jàkkaarloo na kon ak dëgg gi la dure réalité en face le témoin yéene kaay ne ko may ma yeggali dama ne la tournée Macky Sall bi lee ak yu wees waaw wuute na de lool parce que ñi nga xam ne dañuy manifester day ole Macky Sall kon di leen tànqamlu wala ay nervi jàpp leen di leen dóor te nervi yaa nga dend ak police yi ak gendarme yi la Macky Sall dafa arrêté kon cortège ba di dialogue di wax ak ñoom dëgg la moo tax sociologue bi la di Ousmane Ba jàpp ne gis nga Macky Sall manifestation yi nga xam ne ñoo fi amoon ci weeru mars day Macky bàyyi na ci xel de décrypté na ko de tribune ne kaa ne manifestation yu bari yi nga xam ne ñoom ñoo am di juróom Matam googe waaw dama ne la kër gi Macky Sall fekk baax seen kër famille dañu koo daal mar day tali ilaha illallah daal waaw dama ne la ñuy manifester ñu bëree bëri day Fuuta Tampi la ñu bokk Fuuta Tampi ba pare waa Fuuta googe xaxar nañ Macky Sall ay xaxar yoo xam ne mar day tali slogan hostile yu doy waar boog soo bi ne gis nga ñi nga xam ne ñoo mer ca nduluma ji googe waaw kër baayu Macky Sall la ñu daal la ilaha illallah loolu ëpp na di maison paternelle am kër baayu Macky la ñu taal laa la wax la ilaha illallah parce que waa nduluma ji googe li Macky Sall romb fa mu fekk baax te jàdd fa loolu leen mitti sur quotidien tournée Macky Sall bi lée am na ay gàkk de ay point noir waaw mais xoolal nit ñi nga xam ne dañ leen faa yóbbu de ay bétail électoral nervi yi nga xam ne kon waa nguur gi dañ leen a jël ñu dik morsoy xonq yi jàllaa ñoo ca bërgat naaru réew mi waaye xanaa da ngaa fàtte accident yi réew mi quotidien accident bu bees tey ama la ba de maar day taali baara dool li Mbàkke ak Mbay Peex ñoo ci jëlee ay gaañu waa grand place ne baara dool ak Mbay Peex day ñoo ëpp sens suñu naataangooy leeral ya nga xam ne ñett ca dee allahu akbar ñaareelu accident ci lu mooy benn weer ci cortège Macky Sall bi baax na source aané Racine Sy day dañu ko tuumaal ne dafa luye kon ay boy Dakar yóbbu leen ca Podor googe waaye Racine Sy xooti na complot bi ci digg bi laa la wax dañ koo comploté waaw Racine Sy ne man de giñ naa ko ci sama bàmmeelu baay kooku ñuy wax ne kon moo yóbbu xale yi ca Podor xamuma ko ca Adama awa laa la wax giñ naa ko ci sama bàmmeelu baay laa la wax man Racine Sy te man Racine Sy giñ naa ko ca alxuraanul karim ku bu ñu monté la complot la te su ma xamoon Mamadou Anne moomee ñu naan moo may recruter danaa ko porter plainte laa la wax Racine Sy ne bu dee bëgg ngeen a xam na kan moo luwe ay xale yóbbu leen ca Podor waaye dem leen ngeen seeti ki fi jëlee 72 bus yi Mamadou Lamine Diallo day ci tribune yéene kaay nee na gis nga Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar waaw xam nga lan lañ yaakaar jënd nit ñi jàpp doomu aadama yi waa réew mi di leen door ngir continuer toog ci nguur gi ba léegi ni la Bruno D'erneville day coalition jot na ci laas yéene kaay nee na Macky Sall yow laay waxal préparé wul waajalalal sa dem demal gën a sori mënoo fee yàgg ba passé fi 2024 Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures ne waaw parce que diaspora tampi Fatick tampi Fouta tampi Sénégal tampi nit ñee sonn yéene kaay gi ne mais yow xoola université yi la université yëpp tëdd Dakar Thiès Fatick Kaolack oo tapi demal ma université Iba Der Thiam gale foofu moom dañ koo bin tuuti Sanda rajaxe looloo tax ba Cheikh Oumar Andey tournée Macky Sall bii la war a bàyyi te gaaw ñibbi si daar lijjanti université yi laaste gis nga tournée économique gu Macky Sall boobee maître Aïssata Tall Sall day teral na Macky Sall de lalal na ko tapis rouge de waaye Macky Sall tamit day delloo na njukkal na kii di maître Aïssata Tall Sall waaw parce que Macky Sall nee na Aïssata Tall Sall jàmbaar la liggéeykat la borom cër la te li mu def ci diplomatie bu Sénégal bi de man Macky kontaan naa ca président de maître Aïssata Tall Sall vous êtes une femme de devoir et d'engagement ñëw Aïssata Tall Sall ne ko yow Macky bu wax ji bëree du yow bu jëf ji bëree yow la vous êtes un président à la parole rare et aux actes consacrés
concret ñaf ma keeg ay sataaraw mburoog soow le tee moo yéene kaa ne mairie bu Fimela day am na candidat de dama ne la Mariam Thiam Babou candidat la ca mairie bu Fimela boobee looloy dëgg de Vox Populi ne place su filao yee nga xam ne Macky Sall da koo jël day waa forum civil dañ koy def xeex dëgg la Direct News ne forum civil kay daal dinañuy daal na décret présidentiel ba 150,58 hectares la Macky Sall kon joxe ca Géejawaay googe waa forum civil ne Macky Sall day jéego bu yàq la def te gis nga ville bu Géejawaay ba lee kon commune wax xanaa Nimza Golf Sud Njaareem Limamoulaye ak Sam Notaire mësuñoo boole askan wa fa yeewoo ci seen plan d'aménagement du littoral googe te article 25 constitution bi day li mu wax dafa leer alal ji ci suuf askan wi ci boppam ñoo ko moom laa la wax dëgg la Birahim Seck ak ñamoo àndal day naxarlu nañu décret Macky Sall bi le te nee nañu nañ ko niilal na ko fi dindi Birahim Seck ak ñamoo àndal kon di waa forum civil day naxarlu nañu tamit comportement au conseil municipal yi ba noppi sàkku nañu tamit ñu audité foncier wu bande boobee ñoom Michel Kay tey jii ci àllarba ja toogaanu ñaxtu ca buntu mairie bu ville bu Guédiawaye laa la wax critique yéene kaa ne cadre APR yi day d'accord nañ de ci li buy wax Abdoulaye Diouf Sarr mairie Dakar waaw moytu leen seen discours yi nga xam ne kon mën naa ta sub réew mbirum waaso laaste ministre Malick Sall day dafa bëgg a libéré booy jinne mu ñibbi de maître Malick Sall ci waa Grand Place ne en tout cas daal luñ ca mën danañ ca ko ca def ngir booy jinne mën a ñibbi Vox Populi ne aju Makka ren gi day foo mati nañ ko aju Makka gi ren amul mbas mee tax corona gi waaw Makka googoo bëri pétrole nag waaye Makka de ak lu mu bëri pétrole ñun suñ pétrole bi mënuñu koo fàtte de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara laata ñu yëkkati jotaay bi ñu wàcc si tali bi seetu dem beex dikk bi ànd Cheikh Papale. Voici Trafic News. Aïcha Papale foo tollu dem baax dikk bi na mu demee. voilà merci beaucoup Mame Mbaye di wax ne rek sànq jaar neen intersection bu Cité des Eaux foofu la yéex na lool pour ñi nga xam ne ni ñoo bay ko sur les deux voies front de terre ndànk ngeen di progresser si accès boobule naka noonu aussi ñi nga xam ne nag ñoo wàcc ci Mbartal Cité des Eaux bëgg a progresser vers Castor jaaree ko fi nga xam ne moo nekk Sodida foofu la aussi xaar leen fa day lente dans les deux sens bu dee aussi intersection bu Castor foofu la aussi faaw ngeen marqué une petite pause laata ngeen di wéy seen circulation ginnaaw intersection bi aussi mën ngeen fi jaaree pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté marché HLM en passant sur le route Cheikh Amadou Bamba foofu la aussi pas trop de soucis mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation naka noonu aussi ñi nga xam ne ni ñoo choisir l'autre sens à savoir axe bi nga xam ne ni mu ngi leen di yóbbu du côté rond-point Liberté 5 foofu la aussi amul jafe-jafe bu dee nag sur le tronçon ralliant Liberté 5 jàpp Liberté 6 foofu la aussi ça circule au ralenti dans les deux sens rond-point Liberté 6 moom foofu la aussi amul jafe-jafe mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation seulement ñi nga xam ne ni ñoo bay ko du côté de Grand Yoff jaaree ko sur les deux voies foofu la aussi faaw ngeen patienter laata rek ngeen di wéy seen circulation Mame Mbaye